Covid-19 ak li ñu duppee ñaareelu vague ak yeneen ci ay dogal yu ñu ci jël ñoom jëwriñ ñi nekk ci nguur gi. bokk na ci église catholique bi nga xam ci ñu ngi waajal jamono ji judd ak atu yees wi ñoom sax gis nañu ne ay dogal yu nga xam ci ni dañ koy sentir ak bettu lan ci daal di nekk waaye te loolu ñooñu daal wàcc jël lu jëm ci mesure barrière yi. biir xibaar yi daañu dem ca cathédrale bu Dakar. daañu wax itam ci lu soxal li ñu war a dindi muy yeneen ci ay ville Dakar bi ci Guédiawaye ak ville de Dakar moom Sénégal jafe-jafe bu am ci wàllu boobu te am ci wàllu boobu joriñ gi dafa wax ne lu jëm ci li nga xamante ni moom moo soxal wàllu comme campagne gerte gi wala sa mbay mi sunu koom lu ci doon ne loolee foofu mu daal di koy faral di xelam màcc jëm ci koom di Mor Gassama mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci bésu altine gi laata ngeen di wëyal ak xibaar yi damay indi li nga xamante ni moom moo di suñu ay prévision météo dañuy wutandi ba si suba di mardi 15 décembre 2020 suba nag jant bi dina fenk incha allah ci booru 7h27 minutes 18h43 ci les fas yéene daal di soo diggante bi jant bi fenk ak bu muy soo dina toll ci àpp fukki waxtu ak benn yu toftal fukki simili ak juróom benn transit solaire bi ñoo ngi koy xaar ci waxtu 13h05 minutes température ndox mi itam dana toll ci 27 degré bëccëg gi suba incha allah dinañ toll ci 28 degré fii ci Ndakaaru waaye itam fi nga xamante ni moom moo di Thiès Diourbel Fatick Kaolack ak Kaffrine dina fa tàng incha allah Ziguinchor ba Tambacounda dina tàng waaye itam dina xaw mbooyi tuuti seddaay bi moo koy waral Ndar Géej dina mbooyi ak 33 degré diggante Louga ak Matam dinañ toll ci 34 degré njëlbeenu guddi gi moom la ñuy wutandi bu ko defee rek ñu mën a xam 23 degré moom la ñuy tàmbale sedd fii ci diwaanu Ndakaaru dina sedd Thiès ak i Fatick waaye tamit Kaolack ak Diourbel ba Kaffrine incha allah rabbi dina sedd ci njëlbeenu guddi gi 25 degré moom la ñuy am pour la zone sud diggante Ziguinchor ba Tambacounda foofu la itam dina xaw ngelaw tuuti donte du liw trop comme Ndakaaru 24 degré Ndar Géej dina ngelaw te dina liw Louga ak i Matam itam alors li nga xamante ni moom moo di suñu ay marée haute maanaam waxtu yi géej gi di fees 9h09 minutes lay njëkk a fees ci suba si waaye itam 21h incha allah rabbi ci guddi gi 21h34 minutes dafay fas yéene feesaat beneen yoon dana fer ñaari yoon bu dana njëkk a fer waxtu 3h du matin waaye itam waxtu 15h08 minutes incha allah rabbi géej gi dana daal di feraat beneen yoon kon nag mbokki li moo nekkoon suñu ay prévision météo ma bàyyi leen ngeen wéyandil ba ëllëg incha allah. Asma Khadija jërëjëf mbokk yi xibaar yi coof ci atal dinaa ci fas yéene ànd ak El Hadj Mamadou Mansour Diop Fatou Abdou Ndiaye ak Abdoulaye Mbow ñuy fàttali ni tam yéen a ñuy teelu ci Zik FM 89.7 dañu koy tàmbalee ak mbas mi di Covid 19 seetlu gi benn la ci week-end bi diggante samedi dimanche jàpp lundi ka communautaire yi dafa gën a yokk ak limu ko ñiy faatu itam mi ngi gën di yokk loolee ndaxam dafay firndeel ne ñaareelu vague bi ñuy lamlaame tàbbi nañu ci ba noppi ca Matam itam daañu def taxaw seetlu bi ndax foofee tàng na lal ya doyul waaye itam gis nañu fa am na ñaari nit ya fa faatu ñu def taxaw seetlu bi ak Ndeye Khady Diam daal. ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñett mooy limuk ñi am wopp Covid 19 niki samedi ba tey ci réewum Sénégal muy lim boo xam ne nag ña ca ëppale ñoo di cas communautaire yi nga xamante ni toll nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn topp ci cas contact yi nga xam ni ñoom jamono ji ñi ngi ci téeméer ak juróom-benn ñu jàpp nag ni lii nga xamee ni moo di cas importé yi boobu ba léegi ma ngay wéy di wàññeeku ne ci ñetti fan yi benn cas rek la ñu ci am waaye nag ñu nemmeeku ne ci njeexitalu ay bés bi lu toll kon ci juróomi nit daal dinañu ñàkk seen bakkan
ci coronavirus bi Sénégal kon di dundu ñaareelu vague Covid-19 bi nga xamante ni yemoon nag ci jamono joo xamante ni lii di prise en charge bu baax ci bërëb yu bëri ci réew mi daal deew ñu ko am yu ci mel ni région bu Matam foofee sax nag ci benn ayu bés rek lu toll ci fanweeri nit daal dinañu gis ni am nañu doomu jàngoro bi waaye nag centre de traitement ba mu amee ma nga fees dell ak i malade rax ci dolli amul sax nag lii di respirateur artificiel loolee sax nag ñu jàpp ni moom moo daal di indi faatu yi ñu mujjee nemmeeku foofee ca Matam ñeel wàllu coronavirus muy situation bu jur njàqare ci askanu Matam ci jamono ji. Abdoulaye Mbow saa yu ñu xëyee mi ngi gën a yokk li ñu def ab taxaw seetlu bokk na ci week-end wi cas communautaire yi moom dafa gën a explosé ndaxam lii mën nañu jàpp ne lu jëm ci deuxième vague yu ñuy laam-laame ñu ngi ci. non ñu ngi si bu baax a baax te ki nga xam ne mooy joriñ bu ñu denk si wàllu wér-gu-yaram wax nañ ni Sénégal mi ngi si li nga xam ne moo di deuxième vague moo tax nag dañoo war a changer de paradigme par rapport à l'orientation stratégique bu ñu war a jox li nga xam ne moo di communication bi xam nga approche communautaire bi dañ ko war a gën a yokk dañ ko gën a war a jëmmal ko nag moo di nga jaaree si ay canaux de transmission de l'information jëm si askan wi te canaux yooyu imam yi lañu canaux yooyu chef de quartier yi lañu canaux yooyu président association sportive yi la ñu nekk si koñ yi waaye canaux yi itam dafa nekk li nga xam ne moo di kilifa diine yi muy sëñ Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké sa Touba sëñ Babacar Sy Mansour sa Tivaouane ak Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye fii sa Yoff ak famille Ndiéguène ak famille yëpp ñu boole leen lëkkaloo leen ba nga xam ne ñoom dañuy woy nekk vecteur li nga xam ne mooy de chaîne de transmission de l'information gëm naa ne bu ñu si gënee dëgëral Sénégal war na gën a mën a daan bu nu mu gën a gaawee mbas bi si deuxième vague bi parce que première vague bi gis nañu si ay weer yu gàtt Sénégal def na si ay jéego yu mat sëkk donc deuxième vague bi am nañu expérience de gestion de la pandémie si juróom-ñetti weer donc war nañu mën a trouver les bonnes astuces ba nga xam ne véritablement li nga xam ne moo nga duppee transmission communautaire yi mu gën a wàññeeku jëm pour niveau 1 ba 0 niveau 1 ba 0 ci mbas bi sax la ñu des Abdoulaye Mbow wax ci communauté chrétienne wi koy dund jamono ji ak nu mu gën a méttee rawatina mesures yu ñu jëlaat yes te kilifa yi jël ko bokk na ci fête yu ñuy waajal juddug yonent Yàlla Isa ak at bu bees bi ñoom gis nañ ne yooyu lekk dogal dafa mel ni dañu ci nemmeeku ak beddi googee sax terewul ñoom daañu respecté wàccoon teg lu jëm ci mesure barrières yi ngir rek mën a mbas moomee mën a wàññeeku bu baax a baax ci réew mi di Sénégal ñun nag amal nañu doxantu foofee ca cathédrale bu Dakar ngir daal di dem jëli ji wala taataan kaddu yi yedit ci ay fidèles ñu àndi ceeg Ndeye Khady Diouf. fête yu fin d'année yi atum ren gi dafa yemoo ak nguur gi jël ay matuwaay di aaya lépp luy dajaloo xumbaay ak mbumbaay muy guléet tax ba paroissien bi di xelal ci ni ñu war a doxalee. li ñuy ñaan kay mooy population bi respecter décision yu ñu jël parce que waxuñu dañuy tere ay fête ci biir kër yi surtout état bi foog mu xam ni tey bu ñu demee ba jël décision yi il faut ñu tenir compte ni bi ñuy libéraliser juste quand bi Covid bi commencé wàññeeku ñu nangul jullit yi ñu mën a am seeni fête ak yooyu yëpp ñun catholique yi tamit il faut ñu nangul ñun ni fête yi di ñëw ni suñu fête la. Aline moom du soppi lu bari ci doxalinam ndax tàmm na di fête Noël ak famille am. C'est une fête qu'on célèbre avec les gens. Noël fête la bu ñuy màggal ak soppe yi rawatina ñi nga xamante ne ñoo di famille bi ñun ci simplicité la ñu koy def. Et on mange en famille et on invite les intimes et c'est tout. ca cathédrale bu Ndakaaru mi nga xamante ne ñi ngi fay waajal feetuk Noël bokk na ci lu ñu fas yéene jëfee mooy wàccoo ak bépp dogal boo xamante ne nguurug Sénégal daal dina ko jël. Mansour mu mel ni kon communauté chrétienne bi yëglu nañu ci nit ci dogal yi ngeen xamante ni handicapé na leen ci seen feetuk Noël yi. c'est un peu sensible Mohamed parce que façon bi ñu waxee ci xëy na jàpp na la ñii ñu def seen fête ñii defuñu seen fête c'est un peu sensible ci benn côté boo xam ne sax xëy na mën naa ci bañ a dëppoo ki wax gis-gis parce que amoon na fi ay fête ci jamonoy Korité ak yu ni mel nit ñi déplacé wu ñu sax mën a dem julli ji ba ci tabaski gi lañ leen soog a mën a jàppandalal te bëri na ñoo xam ne bi ñu demee sax ñëwaatuñu parce que boobu fekk na ubbeeku amul non je pense comme ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal te ku ne fa nga gëm fa nga nekk wàllu diina la ci biir discours yi ak biir interprétation yi faaw ñu bañ a toucher point yi nga xam dafay xaw sensible gouvernement bi kenn ku nekk am nga sañ-sañu parce que bi ñuy wax de façon globale nii nañu ubbi yoon yi nañ tënki nit ñi nañu dem nañu ubbi jàkke yi dañ ko doon wax de façon globale sans ñu distinguer catholique wala tijaan wala murit wala xaadar donc itam ci discours yi il faut itam ñun ñu fexe ba demee ak discours boobu bu ñuy weñ loxo état bi ñu weñ loxo état bi
ci ni nañ def nangam nañu jàppandal li pas ñu orienté ko ci côté diine wala côté catholique beneen bi ci des nag mooy feebar mu ngi ci dëkk bi nee nañu mu ngi ci dëkk bi donc mënuñoo weddi nekk na fi wala nekk fi li ñu gis mooy confirmer li fi nekk Covid mu ngi fi am na ñuy faatu mu ngi gën di yokk bis mu nekk comme mu ngi gën a yokk nag nañu respecter mesures barrières yi ci distanciation yi te ku nekk xam nga ni nag pagaay bi ak mumbaay bi moom mënut a ànd ak wopp ñu dellu gannaaw li ci des nag gouvernement bi lay des mu jël ay responsabilités Fatab du mu mel ni ba mbas mi tàmbalee ba léegi communauté boobu gis nañu ne am na taxawaay bu am solo gu mat gi mu taxawoon ngir rek lu jëm ci propagation virus bi deltu ginnaaw tey jii yëglu nañu ci feet yu ñu amee ci ne yenn ci ay dogal yi ñu ngi leen di handicapé. waaw doon na loo xam ne mën na frustré nag ndaxte dañu tënku ci li nga xam ne moom mooy ndigalu kër docteur bi mu tàmbalee ak léegi daanaka dañuy faral di génnee communiqué éducation boo xamante ne maanaam communauté bu am éducation boo xam ne dañu ko nemmeeku ci ñoom ñuy faral di génnee nag communiqué saa su ne di wax ne tënku nañu ci li nga xam ne moom mooy ay mesures te nguur gi jël ko donc bu ñu demee xëy na bay fippu mooy wan ne mbir yi laal na leen boole ceeg nag mbir mi dafa mel ne sax dañu koo waajul ci li nga xam ne mooy dogal waaye lu mu ci mënti doon mbas mi taxoon ñu tëj église bi mbas moom ba tey mi ngi fi Mouhamed te ba tey cas yi tamit ñu ngi yokku je pense que loolu raison la peut-être bu ñu war a mën a comprendre même si buñ dee seet ñi féete ci kaw comprendre nañu ko ba fas yéene tënku ci li nga xam ne moom mooy li tukkee ci ministère bi ñu dénk kaaraange bi réew mi muy rek ministère de l'intérieur Fatou Abdou Ndiaye dañu desandi ci wàllug mbas mi ba léegi yeneen koy fàttaliku district sanitaire bu Mbao première vague ba ràññeeku woon na bu baax a baax ak cas yu bari ci département bu Pikine ngir rek ñuy laam-laame ci ñaareelug vague am naam déet ñoom jël nañu seen matuwaay ba mu mat sëkk lu bëri kon ci ay bërëb ak i gox dañu ko désinfecté bokk na ci jàkka yeeg jumaa yi ba ci sax lieu public yi ba ci sax bërëb yi nga xam ci dañ ci amaleek njënd ak njaay en tout cas loolu la ñu xamal moom chef sous-brigade hygiène bu Mbaaw ñu teewlu ko mi ngi wuyoo ci major Babacar Diop. ñëpp xam nañ ne feebar bi dafa ñëwaat na bi mu njëkkee ñëw sonaloon nañu léegi nag ñëwaat na fii ci dëkk bi ñun li ñu war a def mooy ñu fexe ba xeex ak moom ba deuxième vague bi du ñu sonal loolu nag ñëpp a si war a jàpp citoyen bu nekk da nga war a sol sa masque di raxas say loxo jël daal li nga xam ne moom mooy mesure barrière yi nga def ko jumtukaay boo xam ne dina la aar li ñu njëkk a def mooy dañ taxaw fële ci mbedd mi képp ku romb soo tolul masque ñu oo borom masque bi muy jaay ñu jox la masque nga jënd la masque ñu jox loolu mooy première opération bañ fa jógee ñu ñëw fii ci garage bi fekk fi suñu mbokk chauffeurs yi ak clients yëpp ñu waxtaan ak ñoom jox leen la dispositif de lavage des mains bi ngeen gis. ñu wax ci leneen ci xibaar yi muy génnuk jëriñ gu ñu dénk wàllu ko décentralisation ministre Oumar Gueye di wax ne yeneen ci ay villes yu ci mel ni Pikine Dakar Guédiawaye ak Thiès dañu ko war a dindi effacé ko ndax bokkul ci code général collectivité territoriale yi mu doon ay kaddu yi nga xamante ni weddi na ko moom Amadou Sène Niang moom expert la nag jëm ci wàllu ko décentralisation jokkoon nañu ak moom ñu teewlu ko ci leeral. ministre bu toll nii Oumar Gueye yore maire yi waroon na mën a xam ni yoon moo créé ville ndax lu mu wax mooy code général bi mooy acte 3 bi xamul ville waxul ville département la wax ak commune alors que tout le monde sait que code bi moom moo créé la ville moo ne fu ñu gisee ay communes yu dankaloo nekk benn dañ fa créé ville pourquoi pour leur permettre de mutualiser leurs compétences et leurs moyens objectif bi c'est clair maanaam mbooloo mooy doole loolu c'est de la fumisterie d'État. dañu des ci wàllu woowee sax wax ak directeur du cabinet adjoint bu maire bu Dakar moom nag d'accordul benn yoon ak kaddu ministre Oumar Gueye yooyee ne li ko lal bokk na ci wàllug politique képp Babacar Thioye Ba wax ne lu jëm ci yenn ci ay propos dañu ko war a ñaawlu bu baax a baax ndax la ne ca gannaaw bu ñu ko xoolee ba ca biir du lenn lu dul wàllug politique bu ñu xoolee texte yi ak itam loi bi loolee mënta nekk yenn ci ay villes ñu ne dañ ko war a supprimer en tout cas dañuy dem taataan Younoussa Baldé mi mu seq ak waxtaan ci compte rendu bi li nga xam te ñu ngi leen koy jagleel. ci lu soxal suppression ville bu Ndakaaru directeur de cabinet adjoint bu maire bu Ndakaaru dafa jàpp ni rek ab xalaat bu ñàkk solo la te amul benn sens. dafa nekk yéene bu méngoowul ak cosaanu réew mi méngoowul ak aada ak cosaanu décentralisation ci miim réew may fàttali rek ne Sénégal rawatina Ndakaaru 1887 dañu am maire du mbëbët bu baax du mbëbët bu gën ci
Sénégal wala ci Dakar. ci gis-gis Omar Gueye mi yor gox-goxaat yi li ni mel dina tax ñu corriger ay manquements yu bëri ci wàllu woowee ci xalaat Babacar Thioye Ba ministre Omar Gueye de xam-xamam ci wàllum charte collectivité territoriale yi dafa gàtt lool. dafa am benn charte boo xam ne ñu ngi koy wooye code général des collectivités territoriales ci biir charte boobu naam dañ ne département ak commune am na waaye dañ ci dolli ne ville am na te li koy firndeel mooy boo ubbee code boobu. dafa am ay article 167 ba article 187 ñoom ñooy wax ci lu jëm ci mbirum ville. mu jàpp nii rek pouvoir bi dañoo bëgg a contrôler Dakar te loolu nag jaral na leen lu nekk. Younoussa Baldé keneen ki ci àddu bokk na ci njiitalu ko bokk moomeel bu Yoff Abdoulaye Diouf Sarr dafa mel ni kuy valider boobu lekk projet di waat itam ci woy politique yi ñu xoolaat bu baax a baax seen taxawaay ndax moom li ko yitteel bokk na ci li mu duppee la ne ca biir waaye li ci kaw rek mene su ko wax Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewlu ko ci leeral. harmonisation au niveau national boobu dafa war bon nag bu ñu waxee jëmee Dakar man en tant que effectivement maire la commune. bi xamante ne mën naa wax ne si commune yu gën a ràññeekuloo si Dakar li ma mën a wax rek mooy que ne bu ñu xool des questions de forme pour donc du loolu moo ëpp solo lu ëpp solo mooy lan lay def ak population yi lan moo si seen njëriñ. Mbow jëwriñ ji moom Omar Gueye dafa convoqué code général des collectivités territoriales ci suppression ville yu mel ni Dakar Pikine Guédiawaye ba ci sax Rufisque jàpp Thiès alors ñi nga xam ci seen xel màcc na jëm ci wàllu décentralisation ñoom weddi nañu ko. waaw mais ñoo wax dëgg te ñoo nekk si dëgg te ñoo tënku si dëgg xam nga ministre boo xam ne bu ñu dënkee collectivité territoriale xamoo contenu code général des collectivités xamuloo orientation acte 3 de la décentralisation ak contenu ba ministre boobu dëgg lañ ko dënk dañ ko war a roccil dëgg la mën nañu ko jàppee ballon de sonde parce que yàgg nañu tudd ni statut spécial pour Dakar wala nangam moom mu ñëw ne suppression des villes ba pare ne Dakar amul benn solo boo xam ne war na mën a tënku si ville kon ministre boobu noonu proposition déconsolidante la def propos déconsolidant la def prise de position déconsolidante la def véritablement ministre la boo xam ne jamono ji moom bu fekkoon ni il est conséquent avec lui-même ba tudd Rufisque moom dafa naan jël naa sama responsabilité li nga xam ne dénk nañ ma ko te askan wi dénk nañ ma ko muy pal si collectivité territoriale damay démissionner lépp li nga xam ne mooy pal boo xam ne pal nañ ma ko si ville ba mbaa si feneen dama koy démissionner su boobaa nag il pourra parler avec li nga xam ne ñooy population waaye dama naan société civile bi opposition bi Dakar waay Rufisque waay waa Guédiawaye Pikine ñoom ñëpp war nañoo jóg taxaw ba si Thiès jàkkaarloo ak kii nga xam ne moo di Omar Gueye wan ni ko ak ñi ko yónni wan leen ni ñun duñu d'accord parce que itam suppression de la ville de Dakar c'est à des visées purement politiciennes waaye amul benn rendement moom nag bu fekkee ni véritablement il ne se sent pas urbain na dem fi nga xam ne foofu la gisee boppam waaye ñun ñi nga xam ne si ville la ñu xam te ville am na histoire te xamul historique Dakar xamul historique Rufisque ngal na dem fi nga xam ne fa la fekk baax Fatou Abdou ñu bëri jàppee ne sax ne dañ ko yónni et que itam dogal bi ni mel politique képp ko lal. dogal bu bette nag bu def débat également puisque yaakaaroon nañu ne bi ñuy wax suppression de la ville de Dakar suuloon nañu ko ne ni ñu ko gasee woon waaye lii dafa indi équation Khalifa Babacar Sall ndax bu fekkee ne en 2013 dañu fi indiwaat les 5 villes. muy Dakar Pikine Rufisque Thiès indi teg leen ak Guédiawaye ba askan wi voté ñoom depuis 2014 le gouvernement bi ñàkk daanaka ville bu Ndakaaru loolu bu taxee ñu bëgg a indiwaat li nga xam ne mooy suppression ville bu Dakar moo lay wan ne enterré guñu li nga xam ne moom la ñu bëggaloon taxawu Dakar candidat boo xam ne am na 26% te loolu yaakaar naa ne lu am solo la ci mbirum électorat dafay indi nag li nga xamante ne moom la ñuy faral di wax ci ville bu Ndakaaru historiquement ak constitutionnellement ville de Dakar dafa am solo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi li tax moom deful Ziguinchor li tax deful Ndar lan moo tax deful yeneen ville lan moo tax mu taamu ville yu ci mel ne Dakar Thiès Pikine ak Guédiawaye loolu dafay am explication boo xam ne moom moo laxasu ci ginnaaw dama dégg ki nga xam ne moom mooy Ngouda Mboup wax ne ville de Dakar moom mooy benn ville boo xam ne dañu ko inscrire ci la constitution du Sénégal donc dafa am histoire boo xamante ne je pense que waruñu ko neenal noonu xëy suba teel dajaloo rek toog waxtaan def ballon de sonde sànni ko askan wi pour bëgg a xool naka la ñuy def ba supprimer la ville de Dakar teg ci yenn ville yoo xamante ne leen rek lañ ci jublu ci ginnaaw mooy mbiru politique. Hadj Mansour wax nañu ne ville de Dakar moo leen yitteel yeneen ville yëpp ay maquillage lu jafee dindi lay doon parce que boo seetee ñoom ci seen biir muy Benno Bokk Yaakaar ñaata candidat ñoo joxoñ ville bu Dakar
ñaata lañu Moustapha Cissé Lo ci ay jamonoom même Abdoulaye Diouf Sarr mi validé proposition bu ministre Omar Gueye moom bokkoon na ci ñi ñu joxañ pour mu xemeem ville bu Dakar mais bu ñu jàppee ni ñoom mënuñu cee jot mais nañ tenir compte itam ci askan wi nga xam ni ñoo bootu comme ay liggéeykat ak yeneen i bànqaasu liggéeykat ni ay bérébu fajukaay ni ay rajo et cetera yu bootu ci ville bu Dakar tey budget ville bu Dakar nan la toll ci ay milliards jafe-jafe bi amoon diggante Macky Sall Khalifa Sall coow laa ngi jóge woon ci budget ville bu Dakar donc bu ñu xëy ci ay waxu débat wala ay intérêt personnel politique pour benn 5 ans tax ñu bëgg a xañ ay junni père de famille seen ay liggéeyukaay wala ñu mettre seen avenir en jeu defe naa ni du sax nawloo Sénégalais du sax respecter Sénégalais en plus nag ville bu Dakar ak Rufisque dafa am lu ñu marqué ci histoire du Sénégal avant ñuy wax sax Tëngéej avant ñuy wax Guédiawaye ak Rufisque ak Thiès mais ñaari ville yooyu dafa am lu ñu marqué ci histoire du Sénégal donc seen intérêt personnel politique yi souvent dafay jaadu ñuy tenir compte di bàyyi xel askan yi di bàyyi xel itam li nga xam mooy respect bu Sénégal ak itam reste historique gi cosaanu dëkk yooyu ni mu amee solo ba tax na vraiment wax bi jàpp naa ne aajowul jox benn crédibilité donte woon nag lu ñu bëgg a def daañu ko def parce que soppi constitution la ñuy xalaat ci bu ñuy wax ay 3e wala 2e mandat au président ku capable soppi na constitution di nga capable soppi code général des collectivités territoriales. muy kàddu yi Hadj Mansour ñu wax ci jëwriñ yees gu ñu dénk wàllu développement communautaire équité sociale ak territoriale moom nag ñaawlu na yéexaay gi mu nemmeeku ci livraison yenn ci ay chantier yi ñu dénkoon Promoville Samba Ndiobène Ka nekkoon ni ki tey ci suba ci chantier yenn ca Yoff wax na ne état bu Sénégal daal dinay résilier contrat bi dox ci diggante entreprise boobule waaye itam wax na ne lu toll ci juróom-benn fukk ak ñeent ci ay milliards sunu koppar daan nañ koy dégager yenn ci ay chantier ñu jagleel dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diallo. yeexaay bu ñu gis ci livraison travaux yi duppe ci Promoville lii moo waral jëwriñ bu yor wàllum développement communautaire ak l'équité sociale amaloon tey benn visite de terrain fale ca Yoff ngir xool état wu avancement liggéey bi. rapport ak Promoville yu ci bari entreprise yu suñu réew ñoom ñoo postulé et ci loolu parfois nga noté ay défaillances par exemple soo jëlee comme Ouest Foire foofu tey travaux yi taxaw na mais foofu lu ma bëgg a wax rek mooy que ni état disposition yi nga xam ne waroon na ko jël surtout disposition financière et organisationnelle jëloon na ko. maire Yoff mu ngi woon ca délégation bi moom mi la di xamle liggéey bi su paree kenn du waxati inondation ca Yoff. parce que fi ñu taxaw nii bu ñu fi daan taxaw demeewuloon nii te vraiment danañu tax non seulement population yi gis seen cadre de vie ñu améliorer ko considérablement mais li ëpp solo tam ñu war ko seetlu mooy que ne buy taw problème yi ñu daan am yëpp dootuñu ko am. 64,6 milliards de francs CFA la ñu génnee ci koppar ngir jàppale région bu Ndakaaru ci cadre Promoville. Tidiane Diallo jërëjëf Sénégal lompañ gi ñu doon séntu jëm ci wàllu koom boo mayul duñ ci tab bi benn yoon ndax secteur bi nga xam te ni moom la ñu wax ne wàllu mbay mi moo fa jaar en tout cas du samay kaddu yi Abdoulaye Daouda Diallo la di jëriñ gi ñu dénk wàllu ko finance ak budget nee na daal mbas mi naam jaar na fi te lompañal naas lëf jëm ci sunu koom waaye gis nañu ne jeexital yi du bari loolu waaye itam li nga xam te ni moom moo sabab li ni mel bokk na ci wàllu secteur agriculture bi muy mbay mi loolee itam ki ñu koy jàngatal moo di Fatlaye Mbaye Diop. ci juin 2020 ak ginnaaw ba nga xam ne nag Covid-19 bi indiwoon na ay jafe-jafe yu metti ci koom-koomu Sénégal ñu doon wax ne boo mootul dina am ab wàññeeku ci lu jëm ci wàllu croissance bi te loolee bu amee dina metti loolu ci Sénégal waaye mu mel ni ne tiit la ñu gën a def ak am lu metti ndax nag jëwriñ ji yor wàllu budget bi di wax ne Sénégal boo mootul nag am na chance rek daal di fexe ba romb récession boobule te sunu réew dina sax yegg ci croissance boo xam ne bu am solo la dem ba ci téeméer boo jël ñaari ci wàllu pourcentage bi les nouvelles lu ko indi jëwriñ ji yor wàllu budget di Abdoulaye Daouda Diallo di xamle ne li jëm ci wàllu mbay mi moo fi jaar ndax nag la ñuy xaarandi ci li jëm nag ci li nga xam ne moom la ñu bay at mi doon na loo xam ne nag mën na sauver Sénégal ba du daal di dugg ci récession boobule maanaam wàññeeku ci wàllu croissance am même bu fekkee ne nag ay jafe-jafe yu métti jaar na fi ak Covid-19 bi lii di mbay mi fexe ne rek ba daal di nëbb yenn tur yi ngir Sénégal mën a dem te du dugg ci période récession boobule. Fatlaye Mbaye Diop ki xelama ci jëm ci wàllu koom sax di Mor Gassama àndul benn yoon ci kàddu yi jëriñ ñu dénk wàllu budget mi ngi koy woo sax mu xoolaat bu baax a baax ay prévision am lam ca xamle sax mooy moom jaaxle da ko dab moom économiste bi ci bu ñu xamee ne Sénégal dafa wax ne ñu ngi xaarandi lu toll ci téeméer boo jël ñaar ya ci ay croissance ñu teewlu ko.
taux de croissance bu ñaari chiffre bu 2% ndax nawet bi tane na ba baax na sax lañu wax xam naa ne dañuy prévision la yoo xamante ne yu rafet jot lool dafa quand même bu ñu fàtte ne secteur informel bi ndimbal ba mu doon xaar en tout cas gis ko ba léegi mbay mi baax na d'accord mais foofu aussi productivité bi maanaam dafa faible trop te en même temps autorité dañoo tàmmal dañuy amasser chiffre yoo xamante bii du bokk ak yi am voilà daaw def nañu ko mbayum ceeb mi def nañu ko aussi ci mbayum gerte mi te xam naa ne ren ji aussi xam naa ne bu ñu waxee tamit faw ñu jël ko avec beaucoup de précaution. Mansour secteur mbay mi jur nag yaakaar ci kilifa yi ngir bañ a tàbbi ci économie bu lompoñ. dañuy gént rek di doxaale parce que ñoom ci seen i matuwaay sax jëluñu disposition yu mën a tax mbay mi surtout parce que bu ñu waxee mbay mi gerte gi moo tax ñuy wax parce que ceeb bi sóoraale wuñu ko déclaré wax nañu fi ñoom li ñu yàqule soccanti yeeg jinax yeeg lépp lekk nañu ko donc bu ñu séentu dara ci baykatu ceebu nawet yi donc fi ñuy yaakaar mooy xëy na bu fruits yu ñoree mango yeeg ñoom seen mais bu dee gerte gi kese état bi tegul benn disposition bu mën a tax gerte gi mën a suqaliwaat comme Sénégal bañ koy compté waale ci lu mën a tax xëy na yokk croissance bu Sénégal parce que li tax pagaay la daanaka lambi golo la ku jóg daanu amul contrôle boo taxawalee sa oto jënd def proposition bu ëpp bi état bi taxawal ñu jaay la loolu moo am ci Saloum moo am fépp faneen donc ñoo ban contrôle la ñu am bu leen mën a jàppandalal ñu def ay xayma déjà quantité bi ñuy wax ni moo ñorul boo demee sur le terrain da nga koy gis quantité boobu itam ci poids bi ñuy xaar duñu ko am parce que du gerte gi itam fa mu ñoree fépp fa la baaxee itam donc yooyu yëpp doon ay taxaw seetlu bi ci des mooy Sonacos bi nga xam ñoom ñoo ko moom mu ngi am ay problème actuellement baykat yi doon jaayee sax 300 semaine bi chinois yi téye seen loxo ñu ngi jaay fi nekk ni 275 donc ñu ngi commencé am ay problème ak seen ay gerte xawma nag état bi moo joué loolu pour ñoom gerte gi lamb ci seen loxo ñoom baykat yi pour ñu mais boo demee ci kaw gi xool ni ñuy doxalee état pour mu mënoon a wax loolu dafay fekk mu waajal ko ci wàllu ay unités yu taxaw huiliers yi mën a jënd gerte baykat yi def transformation ñooñu ci seen bilan yi am solo yi ñuy def ci leen nguur gi mën a dépendre pour def ay xayma am yaakaaru yokkatu ci wàllu koom-koom su kës ni ku ci gerte gi mais du jamono ji nga xamante ni huiliers yi ñu ëpp ci ñoom ñu ngi waaj a tëj ndax amatuñu fu ñu jëm ba 8% yi mu tegoon sax ci EPS yu Sénégal yi actuellement moom la ñu tegal chinois yi alors que teguñu woon loolu ci kaw chinois yi ça prouve que li ñu séentu woon ci gerte gi ñoom duñu ko am ba tax ñi dabaatal seen weccet bi ñu doon am ci kaw chinois yi mooy wan ni wax bi lii Mor Gassama wax la wax ji taxawul Fatou Abdou est-ce que itam lu jëm ci croissance bu 2% mënees na ko wax ci jamono ji te seen yaakaar ñu teg ko ci mbay mi te nag ñu jógee ci moins 0,7% bëgg a wax ne dañoo yegg ci 2% wax ne lu jëm ci wàllug mbay mi am nañu 1 tonne 800 boo xam ne mën na rapporter 600 milliards te nag xamuñu superficie yi loolu moom moo graaw ci li nga xam ne moom mooy prévision yi ministère yi di joxe ak état bu Sénégal maanaam yow xamoo superficie yi xamoo lan la ñu bay nga taxaw ne mën nañu am 1 million 800 mën na génnee 600 milliards ci réewu Sénégal te yow loolu yëpp mënoo koo xayma puisque toog nañu fii mënuñu la jox les chiffres exacts loolu moo lay wan ne bu ñu taxawee ne mën nañoo génn ci récession ak dette publique boo xam ne mi ngi toll ci 9173 milliards ak li nga xam ne moom la ñu am ci sunu ay balance moo lay wan ne ay wax la yoo xam ne rek mën nañu koo jàppee ne prévision yi ñu joxe woon ndaxte réalité bi ñëpp xam nañ ne day wute rawatina mbas mi nga xam ne ñu ngi ci deuxième vague bi nga xam ne ñëwaat na te jafe-jafe gi ñu amoon li nga xam ne moom mooy mbas mi moo ñu ko indiloon je pense pas que l'agriculture ak jafe-jafe yi acteurs yi di dund jamono ci moom mooy rapporté ba Sénégal daal di génn ci récession. ñu àddu wax ci leneen ci wàllu politique bi la yoon ak poste premier ministre ku ne xam na ne dañ ko supprimer woon waaye jamono ji ñu koy lam-laame ndax xam dañ koy andiwaatam déet en tout cas lu ñu nemmeeku mooy bëriwaa na ci ay doxalin wu bon ak lajjite gu ñu nemmeeku ci gouvernement bi wax nañu ne bu ñu amoon poste premier ministre duñu ci tabbi ki nga xam ci mooy ki xelam màcc jëm ci wàllu politique moom Babacar Dione noonee la xamle gis ne faw ñu moom mën koy andiwaat ngir jafe-jafe gi état bi am wala président de la république ci wàllu doxalin mu gaaw lool te itam mën a ñoŋ mu mën a dakk dañu ci teewlu Babacar Dione caay leeral bu dee fast track la mënuñoo gis loolu fast track mooy que ni président Macky Sall wax ak ministre bi est-ce que président am na temps boobu ba nga xam ni kat moom mooy gérer directement dossier yi loolu c'est un problème gis nga tax nañu changer lu mel ni assemblée nationale nga xam ni premier ministre doon na dem di wax ak sénégalais yi à travers les députés léegi nag gis nga ministres yi ñooy def seen conférence de presse bu fekkoon premier ministre mi ngi fi dootul demee noonu donc je crois que même gaawaay parce que nga dénk premier ministre dossier yoo xam ne da la koy mëneel à bien donc mën nañoo njort ni kat lii loo xam ne lu waroon a am la donc moo tax du ñu bett bu fekkee président Macky Sall indiwaat na
Abdoulaye Mbow ñu bëri ngi lam-laamee lu jëm ci poste premier ministre ne dafa war a ñëwaat wala ñu ngi wax ne mi ngi war a ñëwaat ndax lajjite gi ñuy nemmeeku ci doxalin gouvernement bi loolee ko waral. xam nga ni bu ñuy supprimer poste premier ministre dañu waxoon fast track waaye ñu ngi si down track dëgg-dëgg booy xool histoire du Sénégal dafay baax nga xool la xew démb pour mën a jël décision wu tey par rapport ak sa projection wu ëllëg tey ji bu xoolee ni Senghor dafa supprimer woon poste premier ministre andi ko gis Abdou Diouf ni dafa supprimer woon poste premier ministre andi ko gis ne Abdoulaye Wade 2012 musul supprimer li nga xam ne moo di poste premier ministre kon président Macky Sall waroon na xam ni poste premier ministre poste bu am solo la dafa nekk serrure boo xam ne ba mu ko sottalee ba tey da ngay xam ni jamono ji dañoo toll foo xam ne palais moo mujj nekk le mur des lamentations président nag il n'a pas le don d'ubiquité maanaam mënul nekk fépp ak fépp donc moom dafa am koo xam ne si moom la war a sukkandiku pour dérouler li nga xam ne moo di politique publique yi te kooku noonu mooy jëwriñ bu njëkk si gouvernement di premier ministre bi dëgg la changé nañu léegi ñu ngi dem si budget programme waaye premier ministre dafa nekk nit koo xam ne la mu polariser dafa am solo goo xam ne dëkk gu mel ni Sénégal nekk une jeune démocratie di wéy seet yoonam pour yekk fi nga xam ne moo di émergence dëgg-dëgg bu fekkee ni calcul politicien moo taxoon véritablement da koy rattrapé bu fekkoon ne leneen la itam da koy rattrapé waaye ñoom ñi ko doon wax di ko jéem a expliqué tey jii nii ñoom ñooy wëlbatiku di wax solo poste boobu donc dañ ko war a andiwaat parce que Sénégal dafa soxla li nga xam ne moo di premier ministre loolu kenn mënu ko dingi te calcul politicien kese moo taxoon daanaka. ñu des ci wàllu politique ba léegi sax Abdoulaye Mbow wax njiiti réew mi ak yenn ci ay alliance ñu muy créé ña ko fekk ji dafa mel ni mi ngi gën a dëgëral nag opposition bi ndax gis nañu ne Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye Amidou Deme ñoom ñu ngi rek fexe daal ba nekk benn ànd ngir ci wàllu opposition bi ci geneen wet gi itam gis nañu Pastef bu Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall waaye laaj bi samp mooy ñoom ñaar ñoom seen ànd ana kan la mën a rek profitool laaj boobee dañ ci ànd ak Fatou Abdou Ndiaye. lëkkaloo diggante Pastef les patriotes bu Ousmane Sonko ak taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ñu koy lam-laamee mu mel ne ñaari kàngami ñi ngi ci waxtaan wu sori ngir rek mën a àndandoo ci élection yi ñu war a jëm alliance boo xam ne nag mën naa sonal lool njiitu réew mi Macky Sall mi nga xam ne bëgg-bëggam lenn képp la ku jëg politique yi yëpp seey ci nguur gi waaye alliance boobu ki muy amal njëriñ mel na it kenn képp la muy Ousmane Sonko bu ñu gisee ne Khalifa Sall moom mën na caa bari lool lu mu ca ñàkk li ko waral moom mooy ngir rek mu amaat député wala maire ci élection locale yi ñu war a jëm du yomb dara ci moom li ko waral mooy ba tey kenn mënu koo tabb grâce bi kon mënta dindi booba daan lenn képp moom moo ko tax mu daal di cay génn muy am amnistie te amnistie bi kenn képp moom moo koy daal di xaati muy njiitu réew mi Macky Sall mu mel ne kon coalition boobu amul lu mu ko mën a indil ci lu am solo kon Khalifa Sall dafay rek liggéey ngir ñeneen ñi maanaam daal dafay topp ci ginnaaw ki nga xam ne mooy njiitu Pastef les patriotes ci élection présidentielle yi ñu war a jëm di atum 2024. ñu wax ci njàng meek njàngale mi ak mouvement d'humeur wala sax selenglu ñu nemmeeku ci CUSEMS section Dakar enseignants yi nag bokk ci cadre unitaire syndical bi ni mel ñoom fas yéene nañu kon ne banque seen loxo duñu fas xànc ak morom ma amal ak débrayage ni ki tey lañu ko tàmbalee enseignants yooyu la ñuy sàkku bokk na ci ñu fay leen seen indemnité baccalauréat ak BFM Mame Mbaye Ndiaye ak Babacar Soumaré ñoo dajeek seenu secrétaire général ba. gannaaw ba ñu dakkalee seenum njàng bi juróom-ñeenti waxtu jotee ëllëg ñu nam kon banque seeni yoxo jàppale ni jàngalekat yi nga xam ne ñoo féete ci kuréel gi di SAEMS ñu ngay dëggal seen bopp indemnité de yu BFM yi ak yu bac yi te ñëpp gis nañ contexte bi mu ko defee contexte pandémie la bañ defee liggéey bi ba pare ñu constaté ne gouvernement bi la mu warloog jàngalekat yi defu ko IA Dakar IA Pikine Guédiawaye IA Rufisque ñoom it seen dégagé nañ seen i responsabilité au niveau du trésor boo demee ñu ngi lay kii nga dem finance ñu ngi lay ping-pong gannaaw jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk si bët saalumu réew mi bi la yoon nag ñi nekk fii ci Dakar ñooy sàkku ñu fay leen seen ndàmpaay gouvernement bi ci boppam moo signé woon ak jàngalekat yi ne fu le 30 novembre jotatee lépp li nga xam ne mu ngi lié ak bac ak BFM muy payoor yi lijjanti nañ ko ba mu féete boor te tey ñu ngi ci booy seet ñu ngi ci le 14 décembre te ba léegi jàngalekat yi ba léegi jotaguñ seen payoor. soxal nag gouvernement bi ñu koy xaarandi si moom mu respecté protocole ba nga xam ne ñoo ko xaatimoon. parce que am na protocole d'accord boo xam ne dañ ko signé woon ak gouvernement bi ñu xaar ñu matérialiser ko te boobu ba léegi amul avancé donc ñun loolu moo nu gënoon a soxal ni maanaam indemnité yi. jàngalekat yi nga xam ne dàquñu dara nee nañu sax xeex bi du fi am ndax gannaaw seen dajam assemblée générale bi daan fësal seen geneen plan d'action. Mansour mi ngi noonu kon jàngalekat yi yëgluwaat nañu ci serenglu gi ñu nam amalaat. te dañ leen a tooñ
dañ leen a tooñ parce que dañ leen liggéeyloo te fayuñu leen xam nga waxuñu ba léegi jàngalekat yi dellu si wuñu ci protocole d'accord bi nga xam ne gouvernement bi daf ko signé woon te respecté wu ko laalagul foofu te loolu moo nekkoon problème mu jàng mi daaw jéeg daawaati jéeg ak daaw alors lii nag li ñuy fayeeku waa SAEMS nekk ci tey waa CUSEMS war cee nekk suba mooy dañu leen a liggéeyloo ci examen BFM ak baccalauréat bi indemnité yi ñu leen war a jox moom lañ leen war a jox mais fan la tagee ana ñan ñoo ko yeexal loolu mooy question bi nga xam ne toujours da nga naan gouvernement bi dafa amul rigueur wala dafay doxale ni mu ko neexee gis nga lijjanti woon jàngalekat yooyu nga xam ne Covid bi laal na leen comme ni mu laalee économie gi Sénégal gi yëpp moo gën a nekk farata di dem ci ay rajo en tant que ministre di wax ay suppression ay ville et cetera nañu wàccu wanteeg li war seen diggante ak sénégalais bi lam daal di tur aw ñaqam ngir Sénégal loolu moo jaadu. Fatou Abdou Ndiaye. waaw ni ko Alaaji waxee daanaka rek moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne jàngalekat yi dañu koy jànkonteel ndax CUSEMS la ñu gis indemnité la ñuy laaj ndaxte waa G20 ñi nga xam le ne ñoom it dañuy déposer seen préavis de grève ndax dafa am loo xam ne dañu ko xaatim seen diggante ak gouvernement bu Sénégal di protocole yoo xam ne 2017 la maanaam 2017 ba 2020 Mouhamed ñetti at ay protocole yoo xam ne dafa mel ne dañu koy signé ba pare di ko ranger ci ay tiroir wala il faut que soxna njiitu réew mi moom mooy ñëw pour dajalewaat ay jàngalekat ñu waxtaanaat ba mën a juboo delluwaat ci classe yi gis nga l'éducation il faut que ñu gérer ko d'une manière boo xamante ne ku nekk da nga ciy gis sa bopp muy jàngalekat bi muy ndongo bi ndax bu ñu demee ba njàng mi élèves yi toog ci seen i kër ndax école privée ak parents d'élèves dañoo jotee ci ay payoor yoo xam ne fayuñu ko ñu dem ba ay jàngalekat di banque seen i loxo daanaka ay fane ngi nii G20 war a dem ci grève moo lay wan ne année scolaire boo xam ne ci li ñu jëm du am dal te bu boobaa ndongo yi kese ñoom ñoo ci loru. ñu àddu wax ci société 3MD énergie di yëngu ci wàllug séddaleek matériel électrique ci industriel BTP yeeg Senelec ñoom nag amal nañu ak ton tournée yu am solo ngir jàppale bu baax a baax ñi ko yeyoo bokk na ci Empire des enfants ak pouponnière ba necc Mbour mu doon ay yenit ay matériel yu ñu leen jébbal ñoom ñu bég ci lool sax ñoom ñooy nga xam te ñoo di bénéficiaires yi suñu ndaw Sadia Bibuka la ñu àndaloon ci yooyu la xew-xew. ku wax Noël sa xel daal di dem ci ay cadeau fii ci Empire des enfants xale yi ñu gis ci ñoom mbégte ginnaaw ba ñu amee ay cadeau. ñun ñu nekk kër goo xam ne que këru xale yi la donc bu nit ñi jógee am seen ay xéewal yoo xam ne dañuy ñëw pour jëmale ko ci xale yi ñun dañ koy rafetlu dañ ci kontaan parce que daf ñuy jàppale ci suñu liggéey ndax bëgg nañ lépp lu xale yi nekk seen kër yi di am xale yi nekk fii tamit mun ko am donc dañuy remercier société 3MD ci action bi mu def jëmale ko ci ñun di leen encourager que ñu mun ko di continuer def année yu bëri ñëpp xam nañ ko année 2020 bi quand même difficile na toll nañ foo xam ne que xëy na société yi sax liggéeyuñu li ñu waroon liggéey mais bu fekkee am na ci li ñu jot a liggéey lu ñu fas yéene bokk ak ñun dañ koy rafetlu di leen ñaanal déwén dàq ren ba ñu mën lu ko ëpp mu mën a egg ci xale yëpp ci Sénégal bi yëpp. fii ci Mbour itam ca pouponnière vivre ensemble 3MD daal nay wéyal ay action daal di jox itam ndaw yi ay cadeau Jacob Ndiongi mën a jàppale pouponnière vivre ensemble ci politique bu muy yëngu mooy jàppale xale yi nga xamante ne dañoo teel a ñàkk seen waajur moo tax suñu direction avec RSE bi moo gën a tax ñu am porté choix bi ci pouponnière vivre ensemble. lu ñu gën a attiré ci pouponnière bi parce que gis nañ taxawaay bu ñuy taxaw xale yi nga xamante ne dañoo teel a ñàkk seen waajur loolu mu gën a porté suñu choix ci pouponnière vivre ensemble. 3MD énergie doon benn entreprise fii ci Sénégal bi nga xamante ni moom mooy defar poste courant yi bëgg na rek at bu ne muy amal yile action. Sadia Bibuka jërëjëf ñu dem Niakoulrab fekk fa Idrissa Diémé Idi ñu ngi lay nuyu. ma lay fay Mohamed di nuyu ñu nga bokkal plateau bi yëpp. ayca kon lan lu mën a jàpp foofee ca Niakoulrab Idrissa Diémé. luñ mën a jàpp Mohamed bokk na ci askan bi génn nañ lu leen tax a génn mooy jaaxle lu leen jaaxle loo nag mooy li nga xam ne nag moo nekk ab tool bu nekk ci digg dëkkuwaay wax nga ko ci biir Niakoulrab lañ ne quartier Daaray Kaamil Khalil d'ailleurs maa ngi kenn ki nga xam ne mu ngi yeewoo ci quartier bi tur bi soxna si. man maa ngi tudd Ndeye Buri Ñang dëkk ci quartier bi di bàjjanu gox ci quartier bi. bàjjen mu mel ni li nga xam ne moo nekk tool bi sonal na leen fi. waaw tool bi sonal nañu ndax depuis ay at a ngi nii ñuy wax ci tool bi pour ñu dindi ko fi pour ñu dindi clôturer ko ndaxte Moustapha Niass moom tool bi mais alalu jàmbur kenn du ko ne kaay nga jël ko mais kaay nga defar ko pour sécurité parce que tool bi lépp moo fiy génn yeew dina fi génn. jaan dina fi génn lépp a fiy génn tool bi daal
nit ñi sax ay defkatu ñaawteew sax dañuy làqatu ci ginnaaw tool bi di dogale nit ñi yàggul dara rek dogale nañ fi benn ustaas ak benn jànq ba nangu seen bagage. dogale nañ benn ustaas ak benn jànq Mohamed ñu wax ni fu ñu toll nii boo xoolee tool bi daanaka ay kër a ko war sans doute que sànq seen ngeen ci fond bi lumière kër yi ñu fàttali ni yooyee lumière tamit yooyee buntu kër daanaka ñooy éclairer quartier bi ñoo ngi ba gannaaw bañ bàyyeekoo ci jigéen ñi ñu ngi ci góor ñi sëñ bi tur bi naka la. Souleymane Diallo maa ngi tudd Souleymane Diallo dëkk Ñàkkorop. mu mel ni ñàkkum kaaraange lu weesu jaaneeg ñoom seen tool bi ak itam CM bi nga xam ne commencé nañ ko eggul ba léegi. waaw loolu la comme ni ko maire bi waxee tuuti xanaa ma gën a delluwaat tuuti arrière si tool bi moom man bu ma doon ñaan tuuti Moustapha Niass bu mënee góorgóor lu mu mën a def effort rek parce que kaaraange lay indi quoi mu jàppale ñu pour mu clôturer toolam bi bu rombee si loolu tamit CM bi gars yi commencé nañ ko fi depuis dépassé na 4 at léegi biñ ko commencé mënuñu fexe ba mu yegg te normalement xamuñu lan moo ko gaare nii léegi lu ñu ci mën a jàpp rek ba affaire bi mën a pare sunu xale yi am fu ñu mën a jàngee bañ a jéggi yenn yi di dem fenn yu sori yu kenn xamul fan la ñuy mën a mujjee daal loolu ba si gàttal si wàllu boobu. loolu la ñuy gàttal Mohamed ci wàllu woowu yeneen ko déggandoo fii askan bi lenn la ñuy jooy neewuñu ne tool bi mu jógee fii waaye nañ ko clôturer pour ñoom ñu am kaaraange muy jaan yeew wala sax ñàkk kaaraange googule bokk na ci itam def ka fi ñaatee fii la ñuy ñëw làkkato waaye ci beneen wàll bi ñu fàttali ni am na seen boo xam ne wax na ko ay atangi bañ ko dooree miir yi lañ yëkkati lu si des eggut loolee tamit nekk refuse boo xam ne def katu ñaatee fii fa la ñuy làkkato Mohamed mu nekkoon kade boo xam ne askan ba yeewoo ci Ñàkkurab ñu ngi koy jooytu. asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi wax ak yéen fii ci commune Buruko siège de commune département bu Médina Yoro Foulah région bu Kolda damay naxarlu trop suñu état de réseau boo xam ne tey pour nga am ñaari baar sax problème la réseau boo xam ne tey boo buggee woote wala ñu woo la dafa am bërëb yoo xam ne foofu rek nga mun a dem pour nga mun a am réseau bu normal wala nga def sa appel wala nga jot sa appel bu baax amul benn antenne moo xam antenne orange wala antenne Free Tigo wala yeneen antenne parce que tey am na liggéey yoo xam ne liggéey ci appel rek nga ko mun a def wala si WhatsApp rek nga ko mën a def kon nag ñu ngi ñaan njiit yi nañu dimbale ci ne gën a gaaw ñun ñu mën a am réseau bu baax. asalaamaaleykum waa Sen TV xaw ma 2e vague am na xaw ma 3e vague waaye nañ ñu dimbali ba bu ñu andilee fii couvre-feu Sénégalais yi sonn nañ sonn goo xam ne bu ñu fi andilaatee couvre-feu lu France def rek ñu def ko. nañ ñu dimbali loolu moo ñu sonal nañ ñu dimbali ngir yàlla sonn nañ. man la Ali Kawar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp bokk si association lutte contre les vols de bétail mais man dafa am lu damay laajte préfet yi ak sous-préfet yi lan moo seen rôle la njëkk laajte parce que man dafa am lu ma métti trop ñun béykat yi bés bu jamono bu tolloo fii mooy ñi war a toll si góob dugub ji ak roñ gerte geeg ngooñ mi dafa am benn problème boo xam ne chaque année day ñëw te yàgg na si ñun mooy ñun ak sàmmkat yi da lay fekk sa tool dugoo say xar si biir gerte gi pare génn jaas yi gor la ana bu jot nga dégg ñu gor nañ ko si àll bi te mujj fenn nag boo demee police bu ko jàppee ñaar fi ñett ñëw ci mu dem man lu lay laaj ndax préfet ak sous-préfet yi lan moo seen liggéey ndax loolu mën na sa jàppale pour mu dañ waaw wala déet man lu lay laajtee loolu di siyaar yéen ñëpp. mën ngeen def ni ñoom envoyé seen vidéo joxe seenu xalaat ci numéro WhatsApp bu groupe des médias Haj Mansour. man daanaka ci vidéo bu mujj bi lay commenté tuuti ci fa ñu commencé woon journal bi la ñuy delluwaat muy acte 3 de décentralisation. gis nga bi ñu supprimer communauté rurale la béykat ak sàmmkat commencé am ay problème ci la ñu commencé am ñu leen di assister ci la ñu commencé di ñàkk ku leen di jubale ci bu ñu dëngoo mu nekk lu am solo gis nga vol de bétail Sénégal mënut a développer mukk fii ak jële wuñu fi vol de bétail et président de la République xam na ko président Macky Sall ci campagne am moo waxoon ni bu faloo dina criminaliser